ngi nuyoo ñi fi nekk ñëpp di ko commencé ci suñu papa suñu kilifa Ahmed Khalifa Niass ak waa këram yi fi nekk yëpp soxna Umu ak ñi mu àndal ak yaayu Cheikh Amadou Bamba yaayu Cheikh Amadou Bamba ak collaboratrice am yi ak it sama jumeau ki ma Marcel nga xam ne moom déplacé wu na fan yi la ñëw ba kër ga boobu lii lépp eggagul fii di nuyu sa collaborateurs yi ñoom Faye moom mi ngi nee na mi ngi waajal cere bi nee naa ko nag ma ñànk temps ma gënal di nuyu ñëpp daal di kontaan trop ci teew bi ñu fi teew tey ak ndaje gi ñëw ak suñu délégation it ñoom doyen Alla Kane Alaaji Malick Maymouna Dieye ak Soxna Mbène ñoom Djibi Gueye Moustapha Sare ñëw dox tànk goo xam ne la ca jiitu tànku ngërëm la tànku cant la te di ko dox ci foo xam ne li ñu boole dafa bëri wax na ko léegi plus ñuy waxtaan plus ñuy gën a gis sax ay lien yoo xam ne dem na ba ci lien wu famille ci wàllu diine rek ñëpp xam nañ sama digganteeg Léona ak Medina Baye muy diggante goo xam ne ñoo ma soppal seen bopp intégré ma boole ma ba tey su may dem Kaolack defe naa ci sama dem yu gën a neex la bokk waaye moom dafa dépassé dimension boobu kese moo tax ci discours am leader politique bi moo gën a feeñ te leader politique boobu la ñu seet si ndax événement politique dafa am ci réew mi moom en tant que leader politique mu am ci taxawaay boo xam ne ñëpp gis nañ ko génn taxaw jël suñu défense jël ci ay engagement araftu it te wax na ko léegi loolu ku ragal du ko def waaye ba mu koy def ko ngir parparloo daf ko def parce que dafa jàpp ni jaay doole am na tooñ am na moom muy acteur politique buy xeex ngir ay principe doublé d'un guide religieux mënuñu woon yaakaar taxawaay bu wuteeg booba kon ñu ngi leen di gërëm bu baax ci sama tur ci sama turu famille parce que li am du attaque politique kese waaye attaque privée la samay soxna sama wayjur samay mbokk ñëpp seen tur di leen gërëm bu baax di leen gërëm ci suñu turu parti politique nga xam ne moom it am na ci taxawaay boo xam ne waaye au-delà de l'attaque privée attaque politique la woon aussi di leen gërëm ci turu ñi taxaw ñëpp ci ay mouvement citoyen ay parti politique ay citoyen ordinaire waaye di leen gërëm ci turu peuple sénégalais bi parce que li xew dafa engagé woon peuple bi yëpp bëri na ñoo xam ne gën nañ taxaw ne lii du jàll du ñu ay militant Ousmane Sonko waaye ay principe moo taxoon ñu jóg kon ñooñu seen tur ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di dellu di naqarlu toujours lii nga xam ne rot na ci ay bakkan muy lu ñu métti ñun ñëpp nag te loolu su doon am nañu 100 ci détermination mun naa ne multiplier na ko par 1 million parce que benn hommage rek la ñu mën a rendre ñooñu mooy principe yi taxoon ñu jóg di xeex ñun ñu mottali ko ba fa ñu tëdd ñu gis ni am na jeexital ci Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax yow ak sa njaboot ak sa parti di wax nag ni ñëw fii toujours ni mu nekkee nii dafa am plaisir bu rëy buñ ci am parce que Ahmed Khalifa Niass ñoo ngi ko doon suivre boobu duggaguñu ci politique mooy ko xam ne kenn nattablewul dimension intellectuelle am maa ngi ko wax sànq bi ñu weetee nii balaa may dugg politique depuis ay année 2009 tey sama ordinateur su ma ko andi woon am na benn chemise bu ma ubbi tuddee ko Ahmed Khalifa Niass lu bëri li muy bind ci ay contribution ay article maa ngi ko wax léegi benn bu mu bindoon ci finance internationale ma toog ne waa góor gi moom lii lépp fu mu ko xamee donc ñëw seet si ku mel noonu nga xam ne ci wàllu xam-xam
xalaat ak xel li amul kenn koo xam ne di nga am xel ñaar ci Sénégal c'est toujours un plus muy loo xam ne it am nañu yaakaar ni dina ubbi bis ni ki tey beneen bunt beneen dimension ci relation ak collaboration ndax saax maa ngi koy tooñ ne ko nangul lañ la ni patriotisme yaay bàyyam ci Sénégal ndax 2000 nga créé parti askanele dàkkantele ko patriotisme ma ne ko kon soo ko revendiqué ñun ñëpp dañ koy nangu donte bi ñuy créé parti sax du woon ci logique concurrence waaye maa ngi koy tooñ léegi ne ko man li ma ci xaw a métti rek mooy boo xoolee fichier parti politique yi mat nañu 300 am na ci au moins 30 yoo xam ne patriote wala patriotisme mi ngi seen sigle waaye li tax ñun rek nga ciy sànni xeer nag boobu moom laa xamul mu ne ma xam nga politique il faut mu am kujje waaye ñu gëm patriotisme dañoo war a daje li mu wax dafa am solo mooy dafa jot ñu construire suñu propre modèle wala ñu reconstruire ko parce que amoon na nag ñàkku fi woon modèle bii ñuy doxee nii dañ ñu ko imposer tegal ñu ci bi ñuy jox indépendance ñu wéy ci ñu nit continuer kon dafa jot ñu tabax suñu propre modèle te idéologie it ñàkkul woon fii Afrique ndax ñoom seen Thierno Souleymane Baal ak li ñuy wax charte du Mandem ku ko lire da nga xam ni ñoo jiitu woon foofu tey ñi ñu imposer ay idéologie ci wàllu xalaat kon woote patriotisme li muy tekki rek mooy ñu dellu ci suñuy valeur construire suñu modèle ci base boobu te weesuwul tamit ñu jiital bëgg suñu réew donc bëgg suñu bopp ci lépp damay wax toujours ni bëgg naa sama bopp tekkiwul ni bañ naa la amul réew bu dul dox nag ci patriotisme dañ ñuy nax rek tubaab yi ba date bu soriwul sax ñoom ñëpp patriotisme lañ doon doxee bi ñu demee ba xam ni mënatuñu jëriñu lu bëri ci patriotisme parce que mondialisation dugg na te il faut ñu dem noot ñeneen nax leen ci la ñu ne léegi dañu làq patriotisme bi bañ koo fësal parce que suñ ko fësalee ñeneen ñi dinañu yeewu ci loolu ñu àndil ñu nag ay ouverture ak ay accord de partenariat nag ubbi leen seen économie def leen lii def leen lële ñu ñëw jël li ñu bëgg ñun yóbbu kon ñun ñi xam ni naxe foofu la ne ñun ñëpp dañoo war a daje ci loolu nga xam ne mooy patriotisme ñu ngi ci am ubbeeku bu doy ñun suñu waa parti liggéey ceeg tous les patriotes te mënuñoo am xel ñaar ni moom patriote la ndax xeex na ko ba def ci kaso boobu peut-être ñun juddaguñu wala suñu juddoo it ñu ngi doon jàng dox wala jàng raam kon kilifa gi loolu moom maa ngi ko wax ci sama turu parti ak ñi ñuy liggéeyal yëpp dinañ ci sawar lool daje ceeg yéen liggéey ci leneen nag li ñu wax lépp wax nañu ay dénkaane yu am solo ndax sànq wax na ma ni am na piège yu ngeen war a moytu mooy conflit inutile contentieux yu bëri yoo xam ne amul njëriñ loolu dugg na suñu nopp ak yeneen yoo xam ne wax na ko fi te expérience la ko waxee dégg nañ ko te waxtaan yi ñuy seqaat xam naa ni yu bëri na ci génn kon kontaan nañu trop bég nañu trop ci ñëw gi ñu ñëw fii ñun nag Sénégal rek lañu am moom la ñu bëgg amuñu beneen nationalité Sénégal la ñu gëm ba ci gëm ko ci service public am damay wax ni li ëpp ci samay doom tey lycée lañ amul sama benn doom bu egg niveau collège te nekk école privée parce que dama gëm man service public sénégalais am naa lu ma demee fay ci école yi gën ci école yi waaye samay doom ci lycée public yi la ñu ne bu baaxee ñu ànd ak moom bu bonee ñu ànd ak moom ndax ñun produit école publique boobu lañ moo tax mënuñu bañ a nekk des républicains ab républicain du bëgg le cycle démocratique ñu interrompre loolu baaxul cim réew parce que dellu gannaaw la de 50 ans wala sax avant indépendance loolu duñ ko mus a sooke duñ ko mus a favoriser lañ bëgg rek mooy réew mi ñu xam ne ñun ñëpp a ko bokk réew mi tekkiwul ni dañoo fal nit moom réew mi parce que toujours dama naan concept buur sa war nañ koo xoolaat parce que ñun amatuñu ay buur moom dëkk bi dañ naan alalu buur mbedd buur
et cetera ñun ay président de la République la ñoom mooy boo ko bëggee nekk da ngay ñëw saraxu Sénégalais yi ñëwoo imposé wu doole da nga ñëw ne dénk leen ma am naa programme keneen ne am naa programme keneen am askan bi ne yaa ñu doy waaye ci kaw programme ak li constitution mais ci droit ak li mu limité ci say prérogatives kon réew ñi ko bokk ñëpp ñoo ko war a séq ñu war a am sañ nag mu am ñu bokk ñu ne bokkuñu gis-gis ak ki yor réew mi ñooñu waruñu leen persécuter dañ leen war a bàyyil seen cër ndax ku yor réew rek te am ko ci alternance démocratique dañ laa bàyyi moo tax nga mën koo nekk waaye su doon ñi fi nekk dañ ne kenn du fi wax déedéet kon doo nekk président loolu it ànd nañ ceeg yéen d'accord nañ ceeg yéen te ñu jàpp ni réew mi moo war a ubbeeku ba kenn ku ne respecté sa sañ-sañ ak sa droit ak sa àqi morom te lépp ñu teg ko ci constitution ak loi réew mi loolu it nañ sawar dox ci jàmm la réew mi bëgg boo gisee keroog ma wax li ma wax ci jàmmu Casamance ba ñaan ne ci juróom benn weer yi ñu ñëw ñu dem parce que du lu ñu war a xaarati te du lu ñuy régler ak ay kanu kon loolu ñu nit am nañ ci ubbeeku bu doy parce que bu jàmm amee Casamance Sénégal décollé léegi ndax la fa yàlla def ci possibilité yàlla rek ko mën wax nga ko léegi ci ressource forestière ressource agricole ressource halieutique suuf su nangu taw gu bëri léegi ñu gis fa ay ressources minières kooku dañu war a fexe ñun ñëpp jàmm am sénégalais bu bëgg a liggéey ak foo mën a jóge nga mën a dem installé wu liggéey ànd ak ña fa dëkk ngeen liggéey mu doon naataange Sénégal loolu am nañ ci ouverture pour liggéey ci ñëpp ba solution boobu ñu am ko définitivement kon vraiment bég nañu ci visite bi waxtu wee ñu tënk waaye mënoon nañ ci wax ba guddi comme tey bésu àjjuma la te ngeen it kilifa diine war a jiite jumaa duñu xaababal ci wax ji waaye di wax ni bis ni ki tey jàpp leen ni seen doom seen xarit seen collaborateur ci politique ngeen bokk gis-gis bokk idéologie tàllal na loxo pour ñu mën a wëyal waxtaan bi mën a collaborer dans l'intérêt du Sénégal jërëjëf. waaw loolu nangoonte nañ ko yéen journalistes yi su fekkee ne tànki jàmm yi may dox yàlla sotal na ko da ngeen ñëw fii fekk salle bi benn taabal la fi nekk ak ñaari sees bii Macky Sall toog ci bii Ousmane Sonko toog ci ñuy waxtaan pour ñu